ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi le khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour di ko nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ak wér di nuyu di ziar njaboot Mame Seydi Hadji Malick yëpp di nuyu di ziar xalif généraux yi nekk Sénégal yëpp gannaaw bu ñu sant yàlla mi def ñun ñëpp toog retrouver wu ci benn table loolu je pense que mënuñu sant yàlla ci loolu. damay nuyu le maire de la ville de Tivaouane l'honorable député Demba Diop Sy di ko nuyu di ko sant parce que bu yàlla defee mën a toog fii di wax jàkkaarloo presse bi jàkkaarloo ko waa Tivaouane ñëpp xam nañ ni ci Sénégal yëpp maire yi ñooy coordonné comité électoral bi yàlla def ci baaxam muy ma comité électoral Tivaouane yow yaa koy jiite muy teraanga boo xam ni teraanga bu rëy la muy choix boo xam ni daf ko def jëmale ko ci man bi ñu ko defee aussi may sant waa Tivaouane yëpp di sant leader yi nga xam ne tey ñu laa bokk toog fii bu ma ci tuddee le coordonnateur départemental Mamadou Diagne Sy Mbengue directeur général SNHLM moom tamit mu rafetlu ko bi ñu taxawee ba séance tenante mu ne ma man dinaa jël 5 millions de francs CFA jàppale ko ci comité électoral mu ne ma dinaa jël permanence bi nga xam ni fa la daan woote réunion comité électoral commune bi teg ko ci sa disposition. donc monsieur le maire Diagne Sy ñu ngi lay sant di la gërëm ci teraanga boobu di sant aussi say collaborateurs yi nga àndal yëpp ndax yàquñu ci dara di sant aussi madame la présidente du conseil départemental sunu sœur madame Seynabou Gaye Touré moom mi nga xam ni tey yàlla def na mu bokk ci ñu investir mu jiite liste départementale bi donc Seynabou ñu ngi lay ñaanal aussi yàlla may ñu ndam ndax sunu ndam mooy sa ndam di nuyu aussi honorable député Yaya Diallo waroon na fi teew mais yàlla dafa def dafa am sëram bu jëkkëram wàññeeku papay jëkkëram wàññeeku mais mi ngi si yoon bi di ñëw donc moom aussi bokk si doomu taal yi nga xam ni yàlla def na président Macky Sall investir leen mu bokk si liste nationale bi di nuyu aussi Aïda Samb mi nga xam aussi tamit investir nañ di nuyu le ministre Abdou Ndéné Sall représenté par Mamadou Gningue di nuyu monsieur le maire Maguette Ndiaye di nuyu le vice coordinateur Mahet Djité di nuyu bépp pôle boo xam ni tey jii bokk nga ci coordination communale bi ndax ñoom ñëpp à commencer par les vice coordinateurs ba ci chef de pôle yëpp ak seen membre yëpp vraiment lépp loo xam ni war na doxal liggéey bi doxal nañ ko avec professionnalisme ak efficacité donc ñoom aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm lii nag soo gisee mu am tey li ci gën a am solo mooy image bi ñu toog fii li muy reflété ndax jàpp naa ni weer yële ci gannaaw la khalife général des Tidianes daf ñu woo ñun ñëpp ni ñu bu ñu sañoon yéen ñëpp ñu àndandoo doon benn ndax yéen a bokk ci ngeen di jàppale. yàlla def ñu dem ci élection yi Demba Diop Sy gagné ñu félicité ko ñaanal ko yàlla aussi tamit ci lii nga xam moom la ko yàlla teg ci loxoom yàlla na ko ci yàlla may ndam donc su yàlla defee tey ñu ànd tey te xalifa bi ñaanoon ko digaloon ñu ko donc jàpp naa ni ñun ñëpp war nañ mën a sant yàlla ci loolu ndax lii dafay dalal xelu ñun ñi nga xam ne militants yi nga xam day ànd ak ñun ndax politique du noonoo politique du adversité rek ba abadan parce que ñun ku ci nekk rek am na loo xam ni am na cër bu la yàlla jox cër bi mooy ñun ñëpp ñoo bokk dëkk Tivaouane dëkk bokk ci xadara Mame Seydi Hadji Malick bi
donc ñun ànd rek moo ñu war rafetal rek moo ñu war ñu ngi sant yàlla si loolu. li nga xam ne tamit danañ ko si dolli mooy dañuy sant aussi kilifa diine yi ndax defe naa ni bërki démb rek ku dégg Sëriñ Mountakha Mbacké wax si le président Macky Sall ni cofeelam si moom day gën di yokk wax ni aussi fa mu ko dénkaane woon ba léegi fa la ko dénkaane te ñëpp ku si nekk boo sañ ñu dénkaane la suñu maam Serigne Touba. ñu dégg aussi ne bërki dem tamit seen xalifa bi mu jox ñu ay conseil ñaanal ñu si lii nga xam ni si la ñuy dugg. ñu déglu waa xalif général Pire démb li mu wax déglu sëñ Moussa Al Amine li mu wax war nañ jàpp rafet njort ni fa ñu jëm incha allah yàlla dinañu jàppale. élection yi ñu jëm nag dafa nekk élection yu doy waar ku si nekk nag war si am taxawaay bu mat sëkk ndax sëñ Abdou Aziz Al Amine dama dégg mu ni mbir boo si nekkee lu mu jaral nit pour mu yàqu nga la ko jar ba mu baax ñun nag lii ñu yor. te yàlla boole leen le président Macky Sall donc lu mu jaral nit ak jaral nañu ko pour Macky Sall am ndam ndax tey ñu jox Macky Sall majorité absolue à l'Assemblée nationale bokk na lii gën a stabiliser dëkk bi ndax kii liggéey tey bu ma xëy tey suuf ma yeewoo gis président Macky Sall wàcc si aéroport Saint-Louis bi dama ni jot na Sénégal xam kan mooy président Macky Sall ndax ñun yàlla ñuy tukki dugg si région yi dugg fépp mais foo dem. à chaque fois nit ñi dañu wax ne li ngeen am sa xamu leen ko donc ñun Sénégalais yi war nañ bàyyi xel li ñu yàlla jox ndax depuis 1960 à nos jours man 1960 dama fekk bariwul mais depuis ñu xamee ba léegi li ñu gis réalisation yi Macky Sall def si domaine boo mën a tudd muy si këru diine yi muy si santé muy si éducation muy si sport muy si infrastructure routière aéroportuaire lépp li si président Macky Sall amul kenn ku muy def ci Sénégal. nit kuy liggéey nag dafay mérité ñu jóg taxaw wax ak ñun ndax ñi jàkkaarloo lenn moo leen itteel mooy lëndëmal xel nit ñi élection yi élection législative la kenn waxagul ay affaire troisième mandat donc ñoom benn campagne lañ am mooy wax ni Macky Sall troisième mandat la bëgg wala di wax ay affaire góor jigéen te loolu def naa li si président Macky Sall il a été catégorique si affaire boobu laaj nañ ko du benn ñaar mu wax ko sans complexe si kanamu ay président yu mag yi ñëw Sénégal mu wax la li mu si xalaat ni moom tant que mi ngi Sénégal affaire góor jigéen kenn du ko fi doxal fii donc je pense que li jot nañu yee nit ñi si loolu. Tivaouane nag président dafi def lu bari li fi def si këru diine yi si ëttu Maam Seydi Hadji Malick bi defe naa ni yëpp gis nañ ko bërki démb la fi ñëw def pose première pierre hôpital niveau 3 te jàpp naa ni jox président Macky Sall majorité ci élection yi bokk na si luy mën a egg suñu hôpital bi ndax tey dëkk bi tollul fenn foo xam ni tey war nañ nangu ñu koy déstabiliser kuy liggéey nag bokk ak kiy wër di tëgg ay pot ak ay kubéeri ci nag def naa loolu war na tax nit ñi yeewu si loolu. ñi ngi sant président Macky Sall ci choix bi nga xam ni def na ko si suñu frère bi suñu lépp di Demba Diop si investir ci liste nationale bi moom aussi mu nekk assemblée yàgg fa taxawu Tivaouane di défendre Tivaouane moom ak honorable député Yaya Diallo madame la présidente du conseil départemental Seynabou Gaye Touré yàlla def aussi mu jiital ko donc jàpp naa ni tey bu ñu yàlla mayee ndam am nañ si commune bi 3 députés yoo xam ni tey dañu mën taxaw Tivaouane dañu mën taxaw ko défendre Tivaouane ndax ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi xëccoo ku nekk rek da nga xool li fi Demba Diop def si Tivaouane dañ koy comparé ak ñi nga xam ne tey ñoom lañu investir si commune bi wala si département bi li fi Seynabou Gaye Touré def li fi jaay si benn def lu ma fi def man si dëkk bi defe naa ne ñun li Tivaouane bëgg ñun xam nañ ko te ñu ngi ciy dox suba ak ngoon guddi ak bëccëg donc dañu àndandoo bokk bàyyi bokk ndey bokk bàyyi àndandoo bennoo wuti ndam li le 31 juillet 2022 jàpp naa ni loolu mooy li nga xam ne moo gën ci Sénégal loolu mooy li nga xam ne mooy stabiliser dëkk bi loolu mooy li nga xam ne tey mooy tax le président Macky Sall continuer ay projets yoo xam ne yéene pour Sénégal donc ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ne yàlla def na tey ñu nekk ci salle
defe naa ni seen présence am na solo damay jël kàddu bi jox ko monsieur le maire de la ville de Tivaouane l'investi l'honorable député Demba Diop Sy moom aussi mu joxe xalaatam monsieur le maire vous avez la parole. léegi ay client ngeen wax saa nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jaar fi nga xam ni moom la sama frère Ablaye Ndiaye jaar léegi du ma delluwaat di lim ñi fi nekk ñëpp ndax comme xas na leen ba tudd mel na ni man maa leen tudd ndax fii dañu waxoon ni que benn kàddu rek a fi am bu kenn waxee rek waxal na ñëpp mais comme léegi dañu may complot damay nangu complot bi rek maa ngi rafetlu jotaay bi di am kontante ci toogaay bi ñu toog di wax ni dañuy sant yàlla d'abord di nuyu xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla na ko yàlla defal wér di wax ni Ablaye li ma la jox da nga ko mérité nit ki da nga koy jox lu mu mérité da nga ko mérité du loo xam ni dama la ko jox parce que affaire bu déedéet yow da nga sonn ci dëkk bi ma xam ko di la gis guddi ak bëccëg donc bu cër ñëwee dama koy teg sa loxo parce que xam naa ne bu ma ko tegee sa loxo di nga ci def li nga ci war a def donc loolu moo tax bi ñu waxee ma ne cëru commune bi naa ko teg sa loxo mérite la du leneen jaañ si lii ma wax Ablaye moom laa lay wax gis nga campagne bi dama leen di wax toujours di leen wax ne leen bu ma nit ñi déggee may wax dama naan dëkk bi joxuma ko sama bopp seeni borom ma ko jox du politique moo ma ko jox du campagne moo ma ko jox yàllaa ko teg sama loxo rek kon nañu nangu ne yàlla moo ko tudd moo tax ma téye ko mais yow jaañ si yow xam nga ne xam nga lan laa la yéene ndax maag yow yàgg nañu wax tey waa Tivaouane xamuñu sax ni maa ngi wax ak yow ndax defe naa 2002 ba léegi ñu ngi wax man a yow te waa Tivaouane xamuñu sax ne xam naa la donc mosuñu nekk ennemi ay xarit lañu mës a doon ma nekk sa mag nga nekk sama rak lii ñu la jox ci département bi da nga ko mérité gis nga nit lu ñu ko jox da ngay am yéene ne nit ki kat li ñu ko jox yàlla na ko yàlla mottali pour mu am si ndam ndax bu si amee ndam nga am si ndam man dama gëm ni da nga ko mérité ku la xool ñetti fan yii rek ak ni ngay dawee ci ñetti fan yi rek xam ni mérité nga exactement liñ la jox bi ci des nag waa Tivaouane la ñuy waxante dafa jot nag ñu waxante ak ñun entre ay mbokk entre ay frère entre ay xarit entre ay am di jàmm du ma wax ñëpp te tudduma Seynabou kenn ku ne xam na sama relation Seynabou Sénégal yëpp ko xam Sénégal ñëpp xam nañ sama relation ak Seynabou am na loo xam ne du ma ko wax sax parce que defe naa ba mu nekkee ministre des émigrés maa ngi moom a daan bokk avion di wëri émigré yi loolu waa Tivaouane xamuñu ko mais jamono jooju saa yu jëlee avion rek maa ko dugal avion na ko kaa ñu def loolu yàgg na te du tey kon boobu temps nekkagul woon président conseil départemental boobu temps ministre la woon chargé des émigrés kon loolu yàgg na du tey donc kenn ku toog fii rek fi ñoom rek am naa ak yow relation boo xam ni moo jiitu li nga xam ne moo ñu boole tey donc ñun ay frère lañ ay xarit lañu ba pare ñoo bokk gëm-gëm ñoo bokk pas-pas ba pare bokk association am nañu association wax ne ñoo ko bokk ñun ñoo fay dem saa yu ñuy réunion doole ko fekkee ñun nii rek koy fekkee
te moom day toog te boobu temps ñu ngi ci campagne te ñoo daan ànd te ñoo bokk benn association te chaque samedi ñu gisante kon ngeen xam ne kon li ñu doon def dañ ko gëm moo tax ñu di ko def saagante wuñu xuloo wuñu xeexuñu xalif général dafa ne campagne leen bu leen saaga ku leen saaga bu leen ko tontu bu leen xeex heure xeex jotul ku leen wax loo xam ne du noonu bàyyi leen ko mu dem ak waxam yéen ngeen nekk ci liggéey bi ngeen di liggéey dama yaakaar ne loolu déjà bi mu koy wax ñun ñëpp a toog kon dañuy sant yàlla bi nga xamee ne ñun noonu la ñuy doxalee politique ñun politique li ci xam mooy nga génne ay argument di waxanteeg nit ñi wala nga génne programme teg ko ci kanamu nit wante politique boo xam ne amuloo programme yow sa programme benn baat rek la kaa ñu tëgg summeeku leen ngeen def yaramu neen ay nit yu yiw amoo loo leen di sant lu dul summeeku leen dama yaakaar ni loolu nag boo demee bay summi nit ñi am na nag loo dese parce que nit ñi dépassé nañu loolu nit ñi dépassé nañu fu leen nit waxee futteeku leen ñuy futteeku ndax kenn ku ci nekk nag am nga sa intimité bopp boo xamee ni ëpp na ngay ubbi sa yaram di ko teg ci mbedd tëgg nag xanaa nag ak lu mu nit bëgg a tëgg nga tëgg sax ak ay sabar sax wala leneen wante ay booleki pot moom nit loolu xewe na ci réew mi kenn tëgg du fi pot ak i bool parce que fàtte nañ ko bu yàgg li ma leen di wax nag mooy li nga xam ne ci gën a am solo mooy ci campagne électorale la ñuy dugg lan moo tax ñuy dem campagne électorale xam ngeen lan moo tax ñuy dem ak campagne électorale dañu gis Macky Sall muy liggéey dama leen wax ni que man CPGE mësuma dem élection député ànd ak kenn saa yu ma mësaan dem élection député man kenn maay dem du ma ànd ak kenn indépendant laay nekk bu ma demee yàlla def ma nekk député def naa ko 10 ans nekk naa 2 fois député te ànduma ak benn nit kon ça veut dire bu ma bàyyee loolu ma doon def dellu si ñëw ànd ak Macky Sall damaa gis lu ma doy moo tax bu ma gisul woon lu ma doy kon amaana xëy na du ma ko def mais dama ne kuy fokkata boo doxoon si mbedd bi fokkatalu sax xam ne Macky Sall mi ngi liggéey dëkk bi boo ubbee sa bët nangu xool xam ne mi ngi liggéey dëkk bi kon ñun li ñu war mooy ñun waa Tivaouane dafa bari ay potentialité yu nekk ci biir département Tivaouane damay wax naan Tivaouane c'est la zone presque la plus riche actuellement du Sénégal xamaguleen ko nag mais di ngeen ko xam ci kanam xam ngeen fii am na centrale éolienne département Tivaouane rek la am na centrale photovoltaïque département Tivaouane rek la am na ay usines yu dul jeex département Tivaouane rek la CIVD bi nga xamee ni que bu ëllëgee fa lañ def bu def traitement des ordures département Tivaouane rek la dafa bari ay yoo xam ne dañ ko def ëllëg mu war a nekk njariñu waa Tivaouane te waa Tivaouane xamaguñ ko parce que yeewuñu leen ci wala parce que joxuñu leen information bu tax ñu war ko wax kon nag dañu bëgg pour ngeen jàppale ñu ci vote bi parce que dañu bëgg li nga xam ne mooy potentiel du département bi ñu génnee ko mu nekk njariñu xale yi parce que heure bii ñun li ñuy dox yépp mooy njariñu xale yi bëgg lan xale yi am liggéey bëgg xale yi am formation loolu moo tax ñuy demandé lycée te lycée bi ñu doon demandé président accordé na ko nee na ma dinaa la defal lycée technique centre de formation nee na aussi dina ma jox centre de formation donc léegi bu ñu amee lycée technique am centre de formation kon ngeen xam ne kon lañ doon xuloo ak lañ doon jeex daf ko xamul woon nu mu demee mais bi mu ko waxee mu dugg si noppam rek automatiquement la ne accordé naa ko te fekk budget bi jotagul kon na ngeen jàpp ni ki nga xam ne bëgg na avenir u xale yi mu jàkk bëgg na xale yi jàng ci domaine bi nga xam ne moom la industrie yi nekk fii wër pour que ñoom seen bopp ñu mën a jël xale yi dëkk Tivaouane kon kooku vraiment yaakaar naa ni moom rek la ñu war a mën a votel parce que buñ ko votelee suñu bopp la ñu votel nit nag day seet lii intérêt damay wax toujours naan kii ngay xeexal da ngay xool kan moo nekk en face de yow am na ay liste comparé leen liste yi jël leen liste yi ngeen xool kan moo nekk ci kaw ak kan moo nekk ci kaw fii ngeen xool liste yi ngeen comparé
ba ci liste nationale yi ngeen xool ñaata doomu Tivaouane ñoo si nekk ak kan fa nekk ak ban position la nekk. élection loolu lay jëriñ def leen comparaison ñun waxuñu leen rek kaa leen ngeen ànd ñun dañu ne xool leen li ñuy def ñun ngeen méngale ko ak ñeneen ñi li ñuy def ngeen xool ban moo si gën bi gën ngeen tànn te ñun am na yaakaar ni que suñu liste moo gën téeméeri junni yoon beneen liste boo xamee ne rek am na biir Sénégal heure bi ñu taxaw ni heure bi donc département Tivaouane dañ leen di demander ñoom ñëpp ñu takk xam ni lii nag malgré que ñi ngi koy wax mais du yomb parce que nit ñi il faut ñu am conscience parce que bu ku nekk ne garaawul laay ak jaañ si ak seenu bu ñoo ànd affaire bi du métti dana métti parce que day tayalloo nit ñi waruñoo tayal heure bii nit ñi dañu war a sawar jug xam ni kat lii ñuy wut nii benn yoon rek nga koy wut bu la rëccee balaa nga koy amaat muy 5 ans donc na ngeen góorgóorlu xam ni que ñun dañuy ànd ak yéen pour loo xam ne bu ëllëgee day nekk njariñu Tivaouane nekk njariñu département bi nekk njariñu suñu njaboot yi nga xam ne ni ñoo nekk tekki bi département bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant waru ma woon wax gars yi siif nañ ma léegi nag comme damaa bari wax moo tax ma daal di dugal tuuti rek maa leen di bàyyi di leen jërëm wasalaam. Électoral communal. Monsieur le maire de Tivaouane, honorable député Demba Diop Sy, madame la présidente du conseil départemental, madame le ministre Seynabou Gaye Touré, monsieur Sidi Lamine Ndoye, représentant les partis alliés, monsieur le représentant du ministre Abdou Ndéné Sall, mesdames et messieurs, mbokk yi maa ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax nag ci suñu daje bii ñu daje nga xam ni fan yi ñu génn ku ñu gis ni ñun ñëpp ñoo bokk di yëkkateendoo di tegandoo mu nekk mbégte ci ñun waaye tamit mu nekk mbégte ci waa Tivaouane defe naa ku si nekk si ñun sentir na ni ay barrières yu amoon kase nañ leen ku nekk si ñun gis na ni léegi ku la neex waxal te doo ci am arrière pensée doo ci bañ ku la ci sànnil baatu gannaaw loolu nag mooy li Tivaouane mérité monsieur le maire wax na ko léegi ba ñu demee élection locale le khalife général des Tidianes moo tax ku xamul luy baatin da nga koo dundul ci nitu yàlla waxuñu charlatanisme nag ndax la mu toogoon wax ñu ko booba gisuñu ko ku nekk boobu yaa ngi gis samay militant yaa ngi gis samay ambition sama yéene ci Tivaouane man rek maa ko mën a doxal waaye li ñuy waxee alhamdulilahi rabbil alamin mooy ba élection yi amee le 23 janvier ñun de teguñu ci semaine le 26 janvier muy samedi laa dajale lu ma am ni leen élection yi ni suñu gannaaw fa ñu jëm ci élection législative yi dama cité ay tur ma ni leen xaar leen ñu ànd ak Demba Diop Sy xaar leen ñu ànd ak Ablaye Ndiaye Ngalgou ndax tey njort naa ni seen diggante président dina indi bu président bëggee amaat une majorité à l'Assemblée nationale ndax moom la ñu wóolu dinañ ci ànd ak moom loolu nag histoire naxuñu ba mu waree amit dafa yomb dañuy wax ne ñaari nit nag bu ñu gëjee wax xuloo laa dañ tudd de ndax xuloo mu yoon ak kenn ke ëppale tuyaaba mooy que njëkk a woote waaye Ablaye ak xëram ci président ni ma su ma sañoon Ablaye Diop Sy ngeen ànd président wax ko mun ko président du ma xaar jaaj si ñëw sama frère la sama xarit la balaa politique bi maa koy wool sama bopp ñu wootante waxtaan gisee waxtaan moo tax lii bi mu jotee mu yomb fu ñu wër ci département bi dañ naan leen Diop Sy ñëwul de Ablaye ñëwul Abdou Ndéné ñëwul waaye ñun ñëpp ñoo ànd ci lépp ñuy wax waa Tivaouane ni leen suñu ànd bii ñu ànd du ànd façade ànd bii ñu ànd soo gisee ku nekk yàkkamti ci parce que moo nekkoon ci sa xol tey nag dañuy sant yàlla bi ñu ko yàlla defelee li ñu boole ñu def ko nag
Tivaouane la Sénégal la mais avenir du Sénégal la xëy na du élection présidentielle waaye parlement Sénégal assemblée lañ ci am mooy liy dooleel un président de la république ñu gis ni yàlla boole nañu ak koo xam ni muy le président de la république Macky Sall jaar-jaaram kenn waxatu ko adduna bi laa wax président de la république yi fi ne kuy xool jaaraale moom la yàlla wërsëgale mu am fu mu jaar ba nekk président assemblée soog a doon président de la république am benn dimension internationale boo xamante ni nii raar na président de la république am ko gis nga bu njëkk soo musee dem ci pays yi nga xam ne amuñu relation ak Sénégal di jënd dañ naan la foo jóge soo nee Sénégal dañ naan la football wala ñun la El Hadj Diouf barki Dembo Ndiaye lañ jógee Varsovie ñooñu la ñuy làkk doo ko dégg waaye bu ngeen waxante anglais foo dëkk Sénégal ñun la Macky Sall parce que Macky Sall boobu moo ñëw positionné wu sur la scène internationale tolloog dayo ñi ko ëpp kàttan fuuf ci wàllu économie te loolu nag dafa baax ci profilu président de la république ndax li muy yombal dafa bari mais weddi gis bokku ci damay faral di wax ni la réussite du président Macky Sall n'est pas à démontrer c'est à montrer danga naan lii ak lii ak lii moom la yàlla wërsëgale mu nekk ci opposition bala muy doon président de la république tëgg programme bu ñuy wax yoonu yokkute xam réalité bi ci monde rural xam réalité bi ci dëkk-dëkkaat yi xam nag réalité bu am solo muy sur les zones frontalières gis nga bi Macky Sall bi mu ñëwee lii muy def day tari xam nga ku jàng ba mokkal alxuraan di tari moom lay def monde rural moo gën a xam seen soxla te xam na it dafa war a gaaw mu tëral PUDC xam ni bu ko dugalee code des marchés publics mën nañu réaliser mais day yàgg mu indi benn système boo xamante ni nii programme bu ñu tëral Diop si mii xam na ci dara ndax bari na ci marché yu mu ci gagné lu ñu tëral en 1 mois 2 ab Ablaye yëpp xam na ci dara 1 mois 2 yëf yi génn sur terre bu dee tali yi ñuy defar bu fekkente ni goudron bu ñu war a defar bu dee ay moulins yu ñu war a jënd bu dee ay forage yu ñu war a jënd dëkkaat yi taax yeey wax rek waaye foo ci dem am na tali yoo xam ne Ablaye dañ daan wax naan fii jinne moo tax ku ko nar a defar da ngay dee wala fii fekk jinne taxul président bu ñàkki pexe rek moo taxoon ñun ñu def àll bi ci ay wàllu administration daan jóge Fatick di dem Kaolack di jëm Gossas di wiiri ba Kaolack mbaa nga jëm Sokone di wiiri ba Kaolack soog a dem xam nañ tey lan mooy développement Ndaxonga le pont de Ndaxonga ci Foundiougne nga xam ni guddi da nga daan toog ba nga fa nekkee autorité administrative ñu lay woon ñu la dimbali ma bac bi jël si ma parce que dama ñëw fekk naa bac bi wàcc tey heure boo demee traversé dem c'est la même chose ci pont wu Gambie bi ak ay infrastructure pont wu Mauritanie bi nekk en vue et c'est la même chose secteur boo jël gis nga ni ñun suñu président la ñu bëggoon mu xam ko sénégalais yi xam ko mi ngi koy def mais lu mu xarañoon xarañ te fonkul kilifa diine yi dina am lu manqué tuuti ci suñu fonk ko waaye dafa ñëw tegal programme spécial pour les cités religieuses indi ko yóbbu ko ministère de l'urbanisme tey néew na dëkk dem bañ demee Morolan dañu kontaan bi ñu gisee seen église bi soo demee Popenguine gis ko soo demee Ndakaaru gis ko soo demee même ba ci àll yu gën a sori gis lu mel noonu Casamance ni ko monsieur le maire waxee Ziguinchor la mu leen defaral seen loolu ay ati at suñ ko doon cotiser du yomb jumaa Tiwaawan bi ñaata la ci def naa 1 milliard dolli naa Massalikul Jinaan lu mu fa def 8 milliards ci réseau d'assainissement kon nag ñu nag moom ñoo bokk méngoo ci fonk suñu ay kilifay diine damay jéem a tënk pour wax ni ñi ñu jàkkaar lool tey jii ñooy ñi nga xam ni ba ñuy soog a jóg nekk dëgg-dëgg ci seen dëgg ñoo taxaw wax ni suñ fi faloo gàmmu dootu fi am màggal dootu fi am xaalis bi ñuy jël di ko yóbbu ci kër sëriñ si di ko séddal dootul amati taxamul ñu ni loolu redistribution du revenu national rek la kon nag suñu duggee ci biir askan bi gis ni loolu ñu wax day tax kenn du ànd ak ñoom ñu changer langage c'est parce que ils ont un projet politique kuy yoot nag du sëttat dañuy yoot
heureusement ba lu ñuy bëggoon duñ ko am bés buñ ko amoon nit yi dinañ bëgg a gàmmu mu tëleen bés buñ ko amoon naam loolu sax moom mënu la am Sénégal ndax mag ñi lawraataale nañ lépp loo xamante nii mooy seen ëllëg ak seen ëllëgu njaboot may wax jeunes yi ni leen dañuy profiter dañuy Sénégal 77% de jeunes la am ñu profiter ci tàngaayu deretu jeune ndax jeune soo ko c'est un terrain fertile pour nga woo ko ci révolution moo tax ñu leen di naxe lu ne xam nga nit ñaari approche nga war a am lii laa mën ak kii lii la nar ak loolu déedéet danga naan man lii mooy sama projet lii mooy sama programme waaye xëy di ŋàññi suba ba ngoon jot parce que loolu terrain fertile la pour jeune di ko dégg mais may wax à l'endroit des jeunes di leen lancer appel wax leen ni seen avenir suñu bëggee mu nekk un avenir sauf un avenir radieux mooy ngeen delloo président de la République Macky Sall une majorité écrasante à l'Assemblée nationale loolu mooy seen intérêt am réew wax naa leen keroog ni leen di ko diriger jafe-jafe bi nekkul ci dossier yu bari xam nga jafe-jafe bi fu mu ne boo yoree plume bi ba war a signer la ngay signer 10 saa yu signature bi te la war a wóor ni lii boo ko tegee 14 millions 16 millions de sénégalais bu war leen a impacté day fekk nga am xam-xam bi am xereñ bi am jaar-jaar bi pour mën a signer loo xamante ni da lay wóor ne ëllëg doo ko rëccu loolu nag ñi jàkkaarloog moom principalement amuñu ko xëy na élection législative la ñu jëm monsieur le maire Diop si ñëwaat na léegi parce que plus proche de chez nous muy Tivaouane dañuy wax c'est un département industriel madame la ministre Seynabou dina faral di fàttali que ni président Macky moo sauvé ICS 3000 emplois quand il dit 3000 emplois c'est 30 000 personnes yoo xamante ni seen quotidien naroon na yàqu tey nag le Sénégal est à la croisée des chemins ñëpp teg nañ leen bët te liñ leen tegee bët mooy wërsëg bi Macky Sall àndal pétrole génn gaz génn Coupe d'Afrique ñëw ñuy trôner au sommet de l'Afrique du point de vue sportif trôner au sommet de l'Afrique du point de vue diplomatique léegi nag suñu pétrole ak gaz boobu mooy li ñu war a génne ci guuta Macky Sall émerger nañ émerger si tubaab boo koy kii mooy ndox mi daan ne woon da nga ne woon ci biir ndox nga génn sortir de l'eau mooy émerger suñu moytuwul nag dina am ñu jóge ay lobby ñëw bësaat ñu naq ñu jëme ñu ci biir loolu nag mënuñu ko def Macky Sall ëpp ñu ko xam-xam ëpp ñu ko relation ëpp ñu ko jaar-jaar ñiñ koy naxe mooy ñi mësul a nekk chef de service mësuñoo nekk directeur mësuñoo diriger lu mat 100 personnes ñoom la ñuy ñëw xoy leen génne leen ay milliards ni leen na leen ko jaral lakk leen dëkk bi suñ demee bañ ni Sénégal dañu am lu ñu woowee force spéciale bëgg di def ay attentat mu jaral leen xam nga ñooñu c'est les nihilistes qui le font mu jaral leen Sénégal nekk ci guuta pour ñu falu ngeen xam ni c'est un danger guddal naa déjà waaye li nekk ci biir xol bi bari na ñu war ko partager et tout au long de la campagne dinañ ñun ñii di leen indi thème yi am solo di ko waxtaanee lenn rek lañ dul def de nax leen ci kàddu li ñuy wax lu wér lay doon lu ñu mën a teg baaraam lay doon mais pour résumer ku bëgg Sénégal fi mu toll defaat ay pas en avant ku bëgg ndaw seen ëllëg nekk ndaw ëllëg bu leer ku bëgg Sénégalu ëllëg nekk un pays stable pays bu ñu respecté pays boo xamante ne nii koomam dañuy dem ba koy méngaleeg les dragons di ko méngaleeg les nouveaux pays asiatiques da ngay ni voter massivement pour la coalition di Benno Bokk Yaakaar fii ci Tivaouane nag toutes les conditions sont réunies pour que ñu am loolu Benno Bokk Yaakaar ak nu képp koo xamante ni tey gis ngeen ko fii ak ñeen fi gisul ñooy yëkkateendoo ñooy tegandoo kon nag suñu objectif en résumé mooy téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom jëm juróom-ñetti fukk ñu am ko moom ko jox ko le président de la République Macky Sall ëllëg bu naan ana ñi ma jox majorité mu ni Sénégal yëpp la waaye nag Tivaouane comme ñoo ci gën a jàmbaar ma delloo leen njukkal ci ay infrastructure delloo leen njukkal ci ñi nga xam ne yàgg nañu sonn ci moom nekk ci table ji wala nekkuñu fii mu am lu mu leen dénk ci ay responsabilité ñoom tamit ñu doxal di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala
jërëjëf président Abdoulaye asalaamaaleykum waa Tivaouane monsieur le maire de Tivaouane mon frère Demba Diop Sy borom Sabador bi monsieur le président Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, monsieur le coordonnateur du comité départemental électoral Mamadou Diagne Sy Mbengue, DG de la SNHLM, monsieur le représentant du ministre Abdou Ndéné Sall, DG de la SENTER, Père Modou Ning, membre coalition Benno Bokk Yaakaar yi fi teew ak ñi fi teewul parce que dañu am gàllankoor Sidi Lamine Ndoye de LDR Yessal, Cheikh Gueye de LDMPT ak képp ku fi teew rek tey jii ñëw dans le cadre du Benno Bokk Yaakaar de la grande mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar, ses alliés, ses sympathisants, les mouvements de soutien yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di am mbégte teew fii ak sama mbokk yi yàlla dogal ma doon benn jigéen ci seen biir du yomb du musa yomb waaye nag lu am rafet bu amul woon ñaaw te il est temps pour que ñu conserver li ñu yàlla defal ci Sénégal sacrifice bu mu jar nañ ko def pour loolu am gannaaw ba ko suñu kilifa Serigne Babacar Sy Cheikh Mahamadou Mansour ñaanee yàlla mu ngi koy soog a dogal yàlla bu mu yàqoo ci loxo kenn man de ñaanuma yàlla mu yàqoo sama loxo ndax ku ko njëkk a yàq rek boo moytuwul du la dikk donc Abdoulaye yow ak monsieur le directeur de la SNHLM Mamadou Sy Mbengue ñu ngi leen di encourager parce que ginnaaw Diop Sy ak Abdou Ndéné man maa leen mag maa leen féete mag doon jigéen te jigéen mooy yaay jigéen nag am na lu yàlla def ci moom lu mu tuuti tuuti rek am na lu yàlla def ci moom donc maa ngi leen di encourager yéen a ngi def liggéey yu rafet Diagne Sy on est ensemble depuis pratiquement une semaine te département bi nag jiitu naa la fi ay ati at mosoo faa dem mais xam naa ni def nga Pastef bu mag pour jàng yoon wi pour def liggéey bu mag yàlla la ci yàlla jàppale wax ji darutu la bëri ñun suñu parti tur bi moo ñu tooñ parce que dañ ni suñu coalition bennoo la tudd lu waay di wuyoo nag da koy nuru boo nee bennoo laa tudd toftal ca yaakaar dara warul la lu dul bennoo tey liggéey damay dégg Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yàlla na yàlla yesal yërmandeem muy wax ni ñaan du faj soxla ñaan nee na ñaan lu dem ci sëriñ nee na du faj soxla moom nag fi muy waxee ñun duñ ko comprendre mais man lu ma dégg mu wax ko rek dama koy gëstu ci mag ñi xam ni muy waxee ma ni maa ñaan du faj soxla boobu mooy ban wax mu ni waaw ñaan du faj soxla dañuy dëgëral yaakaar te yaakaar bu dëgëree rek soxla faj looloo tax ñun coalition bi ñu ëmb muy Benno Bokk Yaakaar dañoo war a wuyu baat boobu ndax Macky Sall li ko inspiré sax xamu ko may rafetlu liñ fi wax yépp ci kàddu Ablaye di la féliciter parce que vous venez de mettre en place une innovation majeure li ñuy def yépp bu ñu ci communiqué wul wane à la face du monde que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire politique du Sénégal. Macky Sall a déjà gagné na fi ñaari élection législative en 2012 gagné na une majorité confortable à l'Assemblée nationale en 2017 mu gagné ko mais lu gañaay yooyu neexoon bii moom farata la dégg naa sama frère Mor Ngom mu wax ju garaaw waaye bi ma ko analyser wax na dëgg nee na élection yi élection régime la élection destin la à partir de ces élections si on ne joue pas le jeu le Sénégal va basculer
basculer nag mën na doon dans le bon sens mën na nekk aussi dans le bon sens yal na yàlla def mu basculer dans le bon sens muy président Macky Sall nga xam ni tàmbali na ci Sénégal programme yu ambitieux bi ñuy wër département bi fu ñu dem rek ku ci ne lu sa xel ne rek wax nga te seetoo këyit jëloo këyit parce que dañ koy par cœur xam nañu li mu def lépp gumba yi sax ku gëmm di nga gis silbaxa yi li ci des nag mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ñu waneel ko li mu def à la place des invectives à la place de la diabolisation à la place des insultes à la place des calomnies ñu waxal président Macky Sall bilan boole waaye ci suñu bilan ñun ñu nekk ci collectivité territoriale parce que yaakaar naa ni doole jën ndox te ñun lu ñu mën moo ñu ko mënal en tout cas conseil départemental lu ñu mën président moo ñu ko mënal parce que ku ne xam na ni amuñu fiscalité propre on vit de fonds de dotation et de fonds de concours kon su créer réforme boobu ñu wax arbitrage de la décentralisation muy communalisation intégrale suppression de la région création du département accompagner ay programmes de développement tels que le PUDC Promoville PUMA bourse de sécurité familiale yéen jigéen ñi yéen lay waxal ñun duñu ay mag président Macky Sall ba mu faloo léegi fukki yoon ministre de la femme de la république jaar na fi joxe financement musul am avant nekkuma fi woon waaye sama nopp ci waawoon la branché musuma gis président bu fi musa def plus de kii li ci des lépp suñu loxo la jaar allègement des travaux parce que nag duñu wax ci waawoon te tudd ñu ruralité même si président Macky Sall bëggatul ñuy wax kaw wala taax ndax acte 3 de la décentralisation daf ko créer pour ñëpp yam chance pour que l'équité territoriale soit une réalité pour que Thiès Tivaouane Mbour au même titre que Kaolack Mbadakhoune fépp ñu yam chance loolu le président de la République de liggéey di un leader transformationnel nga xam ni il commence à transformer le Sénégal de l'est à l'ouest du nord au sud foo dem fekk fa liggéeyu président Macky Sall te Tivaouane desu ci gannaaw donc jigéen ñi élection yi suñu élection la te bu ma leen ko waxee xam naa ni yéenay gagné loolu waa président Macky Sall ci Tivaouane ma bëgg ñu takk suñu sër yi doon gaynde fu voix am fépp fu électorat am fépp fu suffrage yi am marché yi luuma yi bu delee ñu dem ci buntu jàkka yi xaar góor ñi ñu génn ci jumaa yi bu jëree ñu dem ci buntu sëg yi xaar góor ñi ñu génn ca sëg ya yàlla na yéex lu mu jar na leen ko jaral ñu wax ak ñoom bu jëree ñu sukk di raam di leen ko yorwaan nañ ko def parce que Macky Sall bu fi jógee jigéen kenn dootu ko joxe ci gëddaal lañ ko joxe man xam naa li may wax il est pour la parité la loi sur la parité est devenue une réalité ci investiture yi ku ne gis na ko donc loolu laa amoon lu may wax tey parce que ci soo ba léegi ñu ngi wax nañ bay tàcc di fecc wax nañ ba xamatuñu lu ñuy wax te commencé duñu campagne bi nañu góorgóorlu man yéen laa am yéen waaw fecc jar na ko yéen laa am ñoo jur xale yi bu ñu bàyyi ñu leen di defar lavage de cerveau li ñuy wax lépp ay kàcc la kooku ñuy tudd dama ni woon démb duma ko tudd je m'étais fait le serment de ne pas parler de lui même Ablaye Ndiaye tur bañ ko njëkk a tudde sax booba sax ba nokkos la ko tudde woon ci moom mi laa ko dégg man nag duma ko sa tuddee nokkos parce que nokkos sax da koy def di lekk di ko lekk duma ko tudd duma ko may buzz xam nga lu may def ignorer ko seet ki ñu àndal muy ilif Sénégal yéene Sénégal jàmm may waxam di ko baax di ko kañ ku ma gis li sam papa waxoon atam ñuy inscrire nit ñi ci liste électorale yi mu inscrire ba pare defe naa pas jekk ko waxoon sax inscrire ba ñu pare mu daal ni inscrire bindal xar yi bindal muus yi sunu kër bu fa muus waree voté sax dinaa ko yóbbu mu voté loolu ci laay dox guddeeg bëccëg di leen ñaan ñu taxaw tem li ma wax ci jigéen ñi moom laay wax ci jeunes yi li ma wax ci jeunes yi moom laay wax ci moyen jeunes yi di leen wax nañ taxaw Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine moo ñu ko daan nettali te ci Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu la ko jëlee lu mu jaral waaye benn pour mu yàq la na la jaral téeméer pour mu baax élection yi nañu jaral lu ne pour ñu am une majorité écrasante au soir du 31 juillet 2019 di leen sant di leen gërëm di leen wax
wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh